mbokk yi benn waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jot lit xabaar yi bokk na ci li ñu fas yéene faram-fàccandi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay doomu aadama yoo xam ni fii ni toll nii tawat ji dal na leen fii ci biir Sénégal téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne contact la juróom-ñett yi nag moom ak wàllante la loolu daan ci dikk léegi tënk ko kii nga xam ne moo di rek soxna si de Marie Khemesse Ngom Ndiaye wax na ne daal itam mi ngi artu kët moom directrice de la santé boobu nee na kët am na ci ñoo xam ne ñi ci askan wi dañuy jaay xeeti garab yoo xam ne yéey naan daal baax na ci wopp ji nga xam ne moo di Covid 19 bi Unicode lañ ko duppee HIV tey tamit loolu baaxul tey tamit mën na lor askan wi am na nag ñu ne waa ministère bi na loolu moom saboté la ci liggéey bi ñuy def daañu ci jokkoo léegi ak déglu ci soxna si ci boppam ndax loolu mën na nay tuxu na Fatick moom am na ñaareelu nit boo xam ne bii am nañ cas Covid 19 bi kenn koo xam ne jaaroon na fii ci biir Ndakaaru toll ci ñeent fukki at yàlla ak ñett daanaka lépp sax moom moo di xabaar yi wenn ratalu képp la mu di coronavirus bi Alioune Badara Socé moo ne ci xarala Maodo Faye bu ñu ko tënkee téeméer lañu ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne tey jii nee ñu jot nañ leen a ràññ ci altine ji itam téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent mooy ñi nga xamee ne fii nu toll ni ñoom ay contact lañ juróom-ñett yi nag moom ak wàllante la ci askan wi te des xam fan lay jógee rek ba dal ci seen kaw loolu nii lañ ko tasaaree ñu ne juróom-ñett ñooñu dey nga xam ne ñoo gën a aay la Liberté 3 am benn Pikine benn Mbaaw itam noonu Tambacounda am lu tolloog ñett Touba am lu tolloog ñaar loolu mooy bilan bi nga xam ne fi mu toll nii def nañ ko yi nag mi ngi yéeg ndax junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak junni ak juróom-ñetti téeméer ak maanaam junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn ci ay doomu aadama yoo xam ne ñu ngi gàddu wopp jooju la moo tax sax kii nga xam ni moo di Marie Khemesse Ngom Ndiaye di directrice bi ñu dénk wala santé ne daal mi ngi artu nag ndax kët am na xeetu médicament yu ñuy jaay ci dëkk bi ndekete woo gaa yaa ngi jaar ci suuf naan nangam Covid bi déedéet te mën na indi ay jafe-jafe ñu déglu ko moom Marie Khemesse Ngom Ndiaye. dañu ne Interpol mooy ñi nga xamante ne mooy polisu àddina bi ni mu ko waxee àddina bi yëpp noonu la ñu ko waxee nit ñi ñu ngi tàmbali mooy ñi nga xamante ne dox jàmm taxul ñuy dox ñu ngi tàmbalee jël naan am na ay tests yoo xamante ne bu ñu leen ko defalee dama ne Sénégal ay kàngam ñoo wër faj bi kàngam yooyu wut nañ yeneen kàngam yu leen ci dimbali képp ku bëgg dimbali ñu si na nga ñëw xam nañu fi ñu dimbalee woo nañu buñ ci tëjuwuñu Interpol nag gis na ni mu ko gisee fii noonu la ko gisee feneen ba tax mu ciy wax nee nañ am na benn produit nit ñaa ngi dugg naa dañ koy mën a testé lii yónnee nañ ko directeur yi ñu ngi ko yónnee médecin chef région gouverneur dinañ ko jot police moo ñu ko yónnee police su Sénégal parce que boobu ci Interpol la bokk produit bi mu ngi tudd Unigold TM HIV dañu bëgg a jaar ci affaire sida di nax nit ñi loolu nag ñun duñu ko seetaan te am na ñoo xamante ne dinañu ko fejal wax nañu fii ba wax ki nga xamante ne ci ni mu koy jaayee mu ngi tudd Trinity Biotech def na ci ay date de péremption ak yépp wax ne garab gi baax na garab gi baaxul Sénégal nag dafa am kuréel boo xamante ne dañuy wax ne dañuy xeex garab yu baaxul yi ñooñu dañ ci jublu loolu mooy waral ne du rek nekk waa santé dina nekk ñeneen ñoo xam ne force de défense et de sécurité gouverneurs yi yeneen ministère sectoriel yëpp secrétaire général du gouvernement ñëpp dëgg nañ ci parce que nag bu ñuy liggéey nañu am xel ne am na ñoo xam ne ñu ngi yàq boobu lii laa bëggoon wax. ñoo ko déggandoo am na ñoo xam ñoom bu ñuy liggéey dañuy dem di jéem a yàq ak yu demee noonu le ca Fatick moom am na ñaareelu nit boo xam ne bi Covid 19 bi dal na leen kenn ki nag moom nit la ko wala jëmm la jooj mi ngi tolloon ci ñeent fukki at yàlla ak ñett nee ñu ci la toll ñëwoon fii ci biir Ndakaaru ma nga nekkoon moom nag ca jaxaw lañu xoole aw yaramam Ngor Sarr. waaw El Hadj Maodo diwaanu Fatick am na tey jii nii bokk ñaareelu cas positif bu coronavirus ginnaaw ci weeru mars benn ndaw si bi nga xamante ne jàppoon nañ ko fi ci benn bus mu doon dem fi nga xamante ne moom mooy Kédougou bi yoon nag benn góor la ba nga xamante ne am na ñeent fukki at ak ñatt doon itam chef de famille boo xamante ne am na ñeenti doom te jaaykatu portable itam fi nga xamante ne moom mooy Dakar. moom nag mu ngi ñëw jaxaaw ci juróom-ñaari fan ci weeru mai bi ñu génne maanaam alxames bi ñu passé foofu ca jaxaaw waaye fu mu nekk nii nag yóbbu nañ ko itam ci centre d'isolement bu centre région bu hôpital régional bu Fatick itam ñu mën a jublu ci wér gu yaramam na lii nga xamante ne nag moom mooy ñi bokk ci famille am ci kër gu mu dëkk yëpp itam def nañ leen quarantaine yi nga xamante ne itam mooy fi mu jot a jaar ñu ngi wéy di ko jéem a xool ba xam ñaata nit la jot a amee la contact
waaye bu fu mu nekk nii itam am na ñaar fukki nit ak benn bi nga xamante ne jot nañ ko limagum fu mu toll nii waaye boo moytul dana ko ëpp. Gouverneur bu Fatick itam na waxtu bi mooy wax ak yow nii am na benn réunion de crise bi nga xamante ne mu ngi koy jiite ndax moom mooy président comité régional de gestion des épidémies bu Fatick. bu ci pare itam dina jàkkaarloog ak taskatu xabaar yi pour génne itam li nga xamante ne moom mooy déclaration am na waaye jàqare moo nekk ci li nga xamante ne moom mooy commune bu Jaxaaw nga xam ne fa la malade bi nekk ndax itam jot na fa def ay déplacement yi nga xamante ne yu bëri la moom sax ci fan yi ni nekk itam nee na am na benn dëkk bi nga xamante ne mu ngi nekk ci booru Jaxaaw demoon na fa itam pour jënd benn xar jabaram itam na bi mu ñibbisee ba léegi ci bés bu nekk dafay xëy itam ci marché bu Jaxaaw kii nga xamante ne moom mooy rakkam itam na bu góor di benn atelier mécanique lay liggéeye ba maanaam benn mécanicien la li nga xamante ne itam na nooy liñ ci mën a yokk mooy boo mooy tuul ni ma leen ko waxee léegi liste contact yi itam na dina gën a yaa ndax boobu ba léegi ngeen doogul te itam na bu mu jot a dugg bari na lool li leneen li nga xamante ne jàpp nañ ko itam na ci ay xibaar yi nga xamante ne jot nañ ko moo di daal waajooju nan la def ba ñëw Jaxaaw nee na benn xaar itam na nga xamante ne gendarme la moom moo ko transporté itam jële ko Dakar di ko Jaxaaw lii daal la El Hadj Maodo la ñu jot a amagum na ci xibaar yi li ñu mën a def rek mooy xaar bi gouverneur génn ci ndaje bu mu def ba jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñu dellu siriwaat itam ci yaatalu xibaar yi ni mel la Ngor Sarr Fatick Sud FM. Ngor Sarr ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax daanaka ñeen li ñuy loru di faatu ci tawat ji ñu ci bari troisième âge lañuy toll xaw a màggat tuuti ndax ñoom ñaare dañuy dikkaale ak yeneen i mbir yoo xam ne ci seenu yaram da ci indi ay jafe-jafe docteur Ousseynou Ka jokkoo ci El Hadj Malick Ndiaye. am na ñoo xam ne nag dañuy am ay feebar yu bëri ñoo xam dañuy tëdd ci kër gi dañ leen di yëkkati mënatuñu génn wala ay bant la ñuy doxe dañu am diabète dañu am hypertension dañu am problème rein dootuñu gisati ñooñu nag vraiment ñoom la gën a mbas mi la gën a yeb encore te ñaar ñi ma mujj wax ñoo xam ne dañu fragile ak ñoo xam ne dañu nekk ci kër yi nga xam ne dañuy defal lépp ak ay ñu am ay yeneen feebar yi ñoom la mbas mi gën a yeb maintenant nag mbas mi nag dafa gën yeb personne âge yoo xam ne dañu am tension dañu am diabète dañu am insuffisance rénale chronique dañu am lu ñuy wax loolu la ñuy wax les comorbidités ak dañu am insuffisance cardiaque et cetera parce que feebar bi su duggee ci sa biir yaram te fekk da nga amoon diabète boo xam ni équilibré wu woon bu baax da ngay gis feebar bi mbas mi dafay jël diabète bi wëlbati ko di ko jaxase ba diabète bi nekkaat mu indi li ñuy wax acidocétose boobu day évoluer ba nga tàggali koog sa sago mën naa jël beneen exemple mag boo xam ne dafa am hypertension artérielle boo xam ne équilibré wul mbas mi su duggee ci biir yaram bi dafay def de telle sorte que tension boobu daf koy gën a jaxasewaat su ko jaxasee tension boobu mën na indi ci xol bi li ñuy wax ay trouble de rythme cardiaque boobu mën na évoluer lu ñuy wax accident vasculaire cérébral boobu nag mën na dem ba indi la coma xamul ñaari nit yi ma jël ñooñu ñëpp te diabétique bi ak ku am hypertension artérielle bi ñoom ñaar ñëpp mbas mi yóbbu na leen coma mais comment nag lii problème bi mooy que dafay naqaree faj parce que souvent personne âgée su ñëwee ci coma da ngay gis cœur bi seen dootul jagati bu baax cerveau bi day am problème poumon bi day am problème rein yi dañuy am problème foie bi dañuy am problème pancréas bi dañuy am problème ce qui veut dire que réanimateur bu koy jël en charge day am ay jafe-jafe. kon ñoo ko déggandoo boo tollee ci yenn at yi ni sa yaram di demee ñi nga xam ñoo di mag ñooñu ba léegi daanaka sax xeex bi jëm ci wàllu xeex bi ak nu leen war a mën a gën a ñaaxee dafa mel ne ñoom sori nañ lool mbir mi Covid 19 bi daal ak nu leen ci waroon a gën a daal tàbbale bu baax a baax loolu nag itam day indi rek ay jafe-jafe tey kii di Seydi Xayru Camara waxtaan na ci ak El Hadj Malick Ndiaye. officiellement kenn boolewuñu mais nag ji boole ñu bar ñoo boole puisque mbiri réew bi la mbiri ñëpp la d'autant que mag ñi lay gën a daal suñu fulla ak suñu fayda la ñu jiital di xeexal suñu bopp di waxtaan suñu diggante ñun def nañu communiqué sax wane ni lépp loo xam ni état bu ngi koy jël comme mesure ànd nañ ci mais nag ñu invité ñu boole ñu ci xeex bi moo gënoon parce que mag lañu association bu am maanaa la di liggéey di réfléchir di def ay proposition donc war nañoo mën a bokk ci mbir mi
ñaanuñu ko mais pare nañu daal pour def suñuy effort pour jàppale ñëpp ñuy liggéey pour résoudre ce problème-là. problème yi ñëpp la déjà en tant que mag yore say njaboot nga xam ne say njaboot peut-être que ñoom amuñu jafe-jafe ci biir feebar bi mais yow su la dalee di nga am jafe-jafe donc vraiment je pense que waroon nañoo xalaat ni mag ñi war nañ leen boole ci mbir mi waxtaan ak ñoom pour la transmission du message donc bon mais xaaruñu daal ñu invité ñu ñun ñu ngi def suñu kattan pour trouver des solutions donc voilà. fexe daal itam ba loolu nag mooy mag ñi nga xam ñoom ñaar dañuy yegg ci yenn at yi itam te boolewul leen ci xeet bi mbokk moom doon addu ci wàllu fànn boobu rek ngir nag tam ñu war a mën a jël wekk tamit respecté maanaam lépp loo xam ne jëm na ci wàllu aaru gi fii nu toll nii dafa mel ne daal ñu ngi ciy wax jamono bu nekk waaye daal ba léegi dafa mel ne askan wi ñoom nañ ci war a taxawee daal xaw na doy waar xaw na gi yeex lool ba sociologue bi di Jibi Jaxate daal fokk nag ñu jéem a ñaax askan wi ban gën a jege si mbir mi xam ko itam ñu bokk ci biir ñu déglu comme ak Isaña. waaw boo ko dee xool ci semaines yi ñu génn ci fan yi ñu génn dafa mel ni ñu ci bëri ñu ngi wax ni nañu teggi suñu tànk tuuti. nañu xaw a woyofal tuuti nañu bàyyi nit ñi di dem marché nañu bàyyi nit ñi di dem ci jàkka yi ci fi ñu fépp fu ñu jaamoo yàlla nañu ubbi école yi nañu et cetera donc boo ko dee xool ñu ci bëri dafa mel ni dañu jàpp ne léegi daal war nañu mën a teggi suñu tànk tuuti nit ñi gën a bàyyeeku nit ñi gën a dellu ci la ñu nekkoon avant feebar bi di ñëw donc loolu lu xaw doy waar la parce que boo xoolee li ñu gis tey 177 cas musuñu koo am boobu ba léegi donc xaw na doy waar feebar bi ñu gën a yokk contamination communautaire li nga xam ni nit ki dafay am lu ko dal te du la mën a wax ni fii la ko jëlee loolu mi ngi yokk te boo ko dee xool pratiquement léegi foo dem en tout cas Dakar Touba Thiès Casamance bërëb yu bëri def yooyu mi ngi fay commencé di bëri donc situation boobu bu amee da ngay dellu xam ne dafa am ñenn ñoo xam ni dañuy jàpp ni mbir mi mbiru ñeneen la maanaam dafa nekk mbiru ñoo xam ni ñoo yore mbirum faj mbirum wér-gi-yaram ci réew mi wala dafa nekk mbirum waa kër docteur mais nekkul seen mbir alors loolu nag boo ko booleeg li nga xam ne mi ngi am ci réseaux sociaux yi ñi ciy wax loo xam ne yenn saa yi dafay xaw a doy waar il faut que ñu continuer di liggéey ci wax ak nit ñi ca gox ak gox-goxaat ya ñu ne loolu dafa am solo te am na ci ay kuréel yoo xam ne ñi ngi liggéey ci loolu am na ci kuréel yoo xam ne xaaruñu kenn laajuñu dara ñi ngi liggéey ci loolu ñi ngi góorgóorlu di dem ci nit ñi di dem ci kër yi di wax ak ñoom alors ñooñu dafay baax kuréel gi nga xam ne moom moo yore communication ci ministère de la santé jéem a gisanteeg ñoom toog ak ñoom ñu def benn stratégie boo xam ne ñoom ñëpp ñoom ñooy bokk di ko doxal jëmale ko ci kër yi jëmale ko ci quartier yi wax ak nit ñi wax ak borom kër yi wax ak imaam yi wax bu ko defee nit ñi gën a comprendre ba pare nit ñi def ko seen yëfu bopp bu ñu demee ba nit ñëpp def ko seen yëfu bopp bu boobaa dootul soxla sax ñu leen di wax def leen lii parce que ñoom ci seen bopp ñooy xam ni lii musiba la danger la te bu ñu changé wul façon bi ñuy defee boo moytul dina yegg foo xam ne kenn dootu ci mën dara parce que ñi nga xam ni ñoo jiite mbirum santé wax nañ ko dina yegg foo xam ni ndegam réew yi nga xam ni ñoo ñu ëpp doole ñoo mujj dem ba sonn waxantuma laak réew bu mel ni Sénégal nga xam ni doole demeewul noonu. président de la république président Macky Sall dina wax léegi ci kanam bu marax jotee ak askan wi def discours ci RTS njortu neen na dana wax ci wàllu lu bari ci wàllu coronavirus bi ak fi ñu ci jot a toll ci xeex bi fii ci biir Sénégal ñu ngi koy xaar nag discours boobu ñoom jiitu réew mi ci boppam ñu bari nag ñi ngi xaar askan wi daal xool ba xam dees na jëlaat am na ñuy xaar tam yeneen doxalin yu yees yoo xam ni xëy na ci Covid 19 bi ak crise beeg yu demee noonu la waaye nag kenn ku nekk ak sa gis-gis Adja Fatou Bari. discours bi ñu turee mi war a amal tey ci guddi daanaka Adama Diop moom rek lay xaar. comme kër diine yi intention bi ñu jël ni dañuy ibbi jumaa yi man dama xalaat ni day yokk li raw li mu def. li ko waral nag moo di njokkute bi ñu gis ci ñi nga xam te ne ñoo am feebar bi di Covid 19 waaye itam nit ñi nga xam te ne ñu ngi wëy di si ñàkk seen bakken loola waral ba sax moom mi nga xam te ne informaticien la moom dafay xaar sax ñu daal di gën a taral yenn mesures yi nga
xam te ne jël nañ ko lépp rek ngir mën a dakkal coronavirus bi nga xam te ne mi ngi wëy di def ay njombe ci réew mi. affaire bi comme ni mu seeree nii métti mu yokk ko parce que cas yi dañoo gën a bëri. waaye xalaatam bi àndul benn yoon ak xalaatu keneen ki nga xam te ne mu ngi am lu toll ci juróom fukki at paa bi nag moom sax li muy xaar moo di ñu daal di woyafal yenn dogal yi ñu jëloon. waaw man li ma ciy xaar daal mooy mu woyafal couvre-feu bi pour jullit yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci période woor ñu mën a def seen obligation. leneen lu ko yitteel lool ci waxtaanu guddi bi njiitu réew mi moo di ñu dem ci ndimbal bi ñu doon jox yenn njaboot yi te mu gis ne sax coow li da cee bëri lool loola war a sax paa bi am lu toll ci juróom fukki at di xaar njiitu réew mi daal di ci yëy yàbbi. dund gi nga xamante ni daf ko jagaloon askan wi gis naa ne am na tardement bu extraordinaire parce que depuis bi mu ko waxee ba léegi ça fait plus de 2 mois te fi mu ne nii ñooñu gisuñu dara. distribution amul presque pratiquement fenn. daal di waat soppi heure couvre-feu bi wala sax daal di teggi yenn mesures yu ñu jëloon jëmale ko ci état d'urgence bi bokk na ci ay points yoo xam te ne ñu bëri ñu ngi ciy xaar njiitu réew mi mu wax si tey ci guddi li ci des rek mooy xaar ba juróom-ñetti waxtu jot tey ci guddi ngir ñu xam njiitu réew mi lan la fas yéenee dogal. ñu xam li mu war a mën a dogal loolu nag mi ngi ci kanam xamee gu sa dara waaye nag ñu xaar feek marax ba xam ak itam amaana itam ñu jël ay jumtukaay am na nag ñu wax ne daal itam ci ñenn ñi njort na dañoo ubbi jàkka yi ci njabootu diine yi di ci xalaat ak yu demee noonu li am na nag ñu ne daal war nañoo daal désinfecté maanaam pompe waat jàkka yeeg yu demee noonu imam ratib aaj ba nekk fële ca jàkka jële nekk ca Pikine Ridis moom wax na daal ñoom ñëpp bu ñu toogee daal xëy na waxtaan ci daañu mën a génne nu ñu yoree yëf yi daal du bàyyi nag ba dogal yorot ba noppi El Hadji Moussa Thiam. alxuraan bi di daal di jolli ci haut-parleur yi nga xam ne ñoo nekk ci minaret ci kaw jàkk imam Cheikh Ahmed Tidiane Diop di délégué de quartier bi toftal ci imam ratib adjoint ci grande mosquée foofee ci Pikine Ridis moomee jàpp ne daal nii lay dundalee jàkk yi. kër yi mënuñu animé wu tamit jàkku yàlla yi daal li muuma te néegu yàlla ci yoon war na dund dama yónni benn note ci turu conseil de quartier bi ci ñaari jàkk yi nga xamante ne nekk na ci biir Daaru Xudoos alors ma ne à partir de 9h toujours nañ dee jolliloo alquran ku ñëw Daaru Xudoos à partir de 9h jàkk yi da ngay dégg ñuy teg alquran yeneen jàkk yi nga xamante ne ñaar la nekk sax ak côté Daaru Xudoos ñoom it imam yooyu tamit dañoo toppandoo loolu tax ma jublu ci mooy ñi yëg ne néegu yàlla yi ñu ngi fii di dund ba léegi te luñ koy dundalee moom mooy kàddu yàlla. tey ci ngoon njiitum réew bi dina àddu ci li jëm ci wàllu situation mbas bi ñu bëri jàpp ni sax dina annoncé di ubbi teg yenn jàkk yi bañ ko ci laajee moomee bëgg ci yee yàbbi ndax di jàpp na ni mbir bi lu mu bokk ak ñeneen la. comme ñi ngi wax ni am na ku nar a waxi ji ci mbir mi te man xaw ma contenu waxam bëgguma ji jiitu di wax joo xam mën na am mu war a yook moom li mu nar a waxee ji su fekkee loolu la sax bëgguma ci wax parce que gisantuma ak sama morom yeneen imam yi nga xam ñun ñoo seq juma rue 10 bi problème de cohésion la ak concertation waxaguñ ci dara mais lu mu ci mënta doon lu xew ñun nañ toog waxtaan. bu dégg yeneen jullit yi nga xam ne dañ leen a fekk ci mbedd mi ñoo ñee jàpp ni daal dinañ si bég lool waaye nag ñu jël ay matukaay yu mucc ayib. bu ñu ko defee kañ lu baax la noo mënoon jàppay jàkka yi mais man na damay gis boobu benn danger bu ndaw maquette bëgg naa bala nu koy ubbi nu désinfecté jàkka yëpp waaw war nañ ko ubbi ci kaw ay conditions parce que tamit ñun ñëpp ay jullit lañu mais bokkante ne nee nañu nañ jël ay matuwaay jàkka yi mën nañ ko ubbi ci kaw benn condition mu am ñu nga xamante ne dañu am comité de supervision ni mu amee comité de pilotage jàkka yi mu am comité de supervision pour voir est-ce que les mesures barrières sont respectées est-ce que jàkka yi dinañ ko désinfecté. yor casquette yu bëri imam Cheikh Ahmed Tidiane Diop moomee liggéey na lu bëri li jëm ci wàllu xeexu Covid 19 bi ak ay actions yi mu amal ci biir gox bi. yàlla ba mu defee nekkoon maire dama fi tabax benn poste de santé en tant que maternité te maternité sama tur sax la nekk mooy maternité Cheikh Diop alors moo tax ci ay détergent pour war a mën a ñëw en appui nutati poste de santé bi mardi nag ma bëgg nag yokk wàccee ko ba ci nutati morgue yi nga xamante ne ñoom ñooy jàkk yi nekk ci biir quartier bi. tey nag sénégalais yi ñu ngi jox nopp bu baax bi ki nga xam ni nag moo di njiiti réew mi ci mbir yu bari jëm ci li nga xam ni moo jëm ci wàllu xeexu mbas mi fii si Sénégal waaye ñu bëri jàpp ni nag ci wàllu ubbiteeg jumaa gi daal ñoo ngi ko ciy xaarandi bu baax loole nag dina tax ni daal ñu ameli ñaan ci biir jàkk yi ngir rek rey li nga xam ni moo di virus bi si Sénégal El Hadji Moussa Thiam la jot ci xibaar yi fii ci bande dakaroise pour rajo Sud FM.
ca Ndar askaay di association mbootaay goo xam ne gi jàppale lépp loo xam ne dañuy lëkkale seen i mbir jëmale ko ci l'islam ñoom daal ñu ngi xaar bu baax a baax discours njiitu réew mi ba xam ana daal fu muy mujj njorti na daal dana joxe ndigal lu ubbi jàkka yi waaye nag itam ñu organiser ko jël tamit ay matuwaay daal ba lépp jaar ci yoon loolu imam Abdallah Sall wax ca Ndar Lamine Diarra mi yore communication askaay waxtaan ci ak Yves Tendeng. xam nañu nag Afrique rawatina suñu réew mi réew mu néew doole lañ mënuñu dëkk rek ci dëkkal tukki yi mënuñu dëkk itam ci couvre-feu yi loolu lu jafe la ci ñun tubaab yi sax àttanatuñu ko kon léegi li fi sës rawatina président waxtaan lii mu bëgg war a def discours bi ñu ci am yaakaar pour couvre-feu bi buñ ko mënul bàyyi nañ ko yokk ba 10 heures loolu la ñuy sàkku ci tur askaay waaye tamit li ñu xalaat mooy jàkk itam ñu ubbi leen ak église yi bu ko defee ñu gën a mën a ñaan yàlla waaye ñu organiser ko maanaam wut ay matukaay yu mat sëkk nag yoo xam ni dégg nga jaxasoo bi dana wàññiku ndax itam léegi Sénégal yi ku nekk xam nga loo war a def léegi nag ku nekk na jël sa ay matuwaay jéem seet lan lañu war a def pour loolu. ci loolu itam ñu ngi demandé monsieur Mansour Faye comme moom moo yore ci wàllu solidarité ak sociale ñu ngi demandé mu geesu askaay ci ndimbal yi ndax ñun chaque jour ñu ngi dimbali taalibe yi ak néew ju doole yi ci wàllu social. waaye daal ñun bu ñu sañoon daal ni ñu bàyyee transport bi mooy dox ñu organiser ko bàyyi yenn marché yi ñuy jaay ñu organiser ko waaye tamit noonu la ñuy ñaane léegi ñu bàyyi jàkk yi ñu te organiser ko. loolu ca ci projet de loi bi nga xam ne dafa jëm ba charte jëm ci ñu taxawal kenn bañ a dàq kenn koo xam ne ki def doon luye teewul lu mu fay luyaasam locataires yi nga xam ne kenn du leen génnee ci biti ndax coronavirus bi daal moo fi jaar moo tax bailleurs yi nag ñoom ñu yore kër yeeg yooyu ne daal loolu kët daanaka mbir mu doy waar la te mën naa andi ay jafe-jafe seen diggante ñoom ñu lié ak ñu yore kër yi ndax daal leerul ci charte bi dañ ko war a gën a leeral Ibrahima Diakité kenn la ci ñoom wax jokkoo ci Ndeye Mariam Ndiaye. Ibrahima Diakité mi nga xam ne moo jiite mbootaayu bailleurs yi ci wàllu dëkkuwaay yi. moom ci gis-gis ne daal loolu kon du ñàkk ñu dikkaat incha allah ci yeneen i jamono daal di dem ci wàllu ki nga xam ne moom moo di invité bi di ñu koy war a dalal moom itam gannaaw ba mu ci jokkoog El Hadji Malick Ndiaye ba tey ci wàllu coronavirus bi ak it fi mu ci jot a tollandi di docteur Ousseynou Ka. ñu ngi ak docteur Ousseynou Ka ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax. yow nag da ngay jàngale ci université Alioune Diop Bambey nag tamit kuy toppatoo wàllu paj ci mag ñi docteur gis nañ ne fi mu toll nii mbas mi dafa taxaw fii ci Sénégal di ko lëmbee waaye ñu gën la ñàkk seen bakkan ñëpp daanaka ay mag lañ loolu naka nga ko mën a expliquer. waaw xam nga suñu waxee mbas mi rek ñëpp dañuy xalaat ci mag mais may wax aussi que souvent war nañu mën a dissocier mag ak feebar parce que mag ak feebar ñaari affaire yoo xam ni mais su fekkee dañu ànd mais ñaari affaire yu wuute la c'est vrai que sooy jëm si mag su fekkee da ngay jël âge sa yaram day gën a wàññeeku pour mën a xeex yenn jàngoro yi loolu moo tax souvent dans la tradition dañ naa rek mag feebar la mais ñaari affaire vraiment yu wuute la te may wax aussi que suñu waxee ni mag rek nit ñi dañ naan ay feebar mais mag ñëpp feebaruñu te il faut ñu xam ni am na ñetti catégorie mag am na mag ñoo xam ni vraiment dañu yor seen santé c'est-à-dire ay mag yu vigoureuse lañu amuñu benn feebar dañuy doxi seen soxla dañuy def seen activité day sax ñoom ñoo ci ëpp ñooñu nag seen immunité ak seen xeex ak contre jàngoro ji c'est la même chose que presque pour les adultes parce que amuñu benn feebar am na mag ñoo xam ni dañu fragile c'est-à-dire que seen yaram dafa wàññeeku ba nga xam ni feebar Covid bi mbas mi mën na leen dugg am na ñoo xam ne nag dañuy am ay feebar yu bëri ñoo xam dañuy tëdd ci kër gi dañ leen di yëkkati mënatuñu génn wala ay banta la ñuy doxe dañu am diabète dañu am hypertension dañu am problème rein dootuñu gisati ñooñu nag vraiment ñoom la gën a mbas mi la gën a yàpp encore te ñaar ñi ma mujj wax ñoo xam ne dañu fragile ak ñoo xam ne dañu nekk ci kër yi nga xam ne dañuy defal lépp ak ay ñu am ay yeneen feebar yi ñoom la mbas mi gën a yàpp maintenant nag mbas mi nag dafa gën yàpp personne âge yoo xam ne dañu am tension dañu am diabète dañu am insuffisance rénale chronique
dañuy am lu ñuy wax loolu la ñuy wax les comorbidités ak dañu am insuffisance cardiaque et cetera parce que feebar bi su duggee ci sa biir yaram su fekk da nga amoon diabète boo xam ni équilibré wu woon bu baax da ngay gis feebar bi mbas mi dafay jël diabète bi wëlbati ko di ko jaxase ba diabète bi nekkaat mu indi li ñuy wax acidocétose boobu day évoluer ba nga tàggali ko sa sago mën naa jël beneen exemple mag boo xam ne dafa am hypertension artérielle boo xam ne équilibré wul mbas mi su duggee ci biir yaram bi dafay def de telle sorte que tension boobu daf koy gën a jaxasewaat su ko jaxasee tension boobu mën na indi ci xol bi li ñuy wax ay trouble de rythme cardiaque boobu mën na évoluer lu ñuy wax accident vasculaire cérébral boobu nag mën na dem ba indi la coma xam nga ñaari nit yi ma jël ñooñu ñëpp te diabétique bi ak ku am hypertension artérielle bi ñoom ñaar ñëpp mbas mi yóbbu na leen coma mais coma nag lii problème bi mooy que dafay naqaree faj parce que souvent personne âgée su ñëwee ci coma da ngay gis cœur bi te dootul jagati bu baax cerveau bi day am problème poumon bi day am problème rein yi dañuy am problème foie bi dañuy am problème pancréas bi dañuy am problème ce qui veut dire que réanimateur bu koy jël en charge day am ay jafe-jafe parce que mën na ni xaaral cœur bi day xaar ma commencé ci cœur bi su xëy ni ma commencé ci cœur bi ma ne attention garab bi may jox cœur bi baax na bu baax ci cœur bi mais il faut ma def attention pour ree pour bañ aggraver ree bi bu waxee naa jox garab pour ree bi mu ne garab bi may jox de naa def attention pour xol bi donc voyez loolu la ñuy wax en médecine te loolu réanimateur yi aussi dañuy am jafe-jafe mooy des cascades de problèmes et plus aussi nga tàggali ko sa sago nga tëddaay boobu nag day tax aussi que problème encore gën a yokk parce que soo amoon infection da ngay gis infection bi vraiment gën a yokk loolu moo tax ñu ne soo nekkee mag il faut que ñu defal ay mesures barrières yoo xam ni vraiment daf lay mën aar que feebar boobu bu bañ a dugg. waaw léegi docteur léegi naka la ñuy fexee ba mag ñi aar leen ci feebaru mbas mi. xam nga question boobu nag xam nga mbas mi moom daf ñu indil ay jafe-jafe sax waa ñun docteurs yi. parce que man en gériatrie yi toujours dama naan nit ñi na ngeen seen personnes âgées yi na ngeen leen fonk bu baax a baax na ngeen ñëw di waxtaan ak ñoom xale yi la famille doom yi waxtaan ak ñoom sët yi waxtaan ak ñoom la famille élargie c'est-à-dire cousins yeeg neveux yi personne âgée bi warul nekk seul warul ko isolé dans la famille il faut aussi que personne âgée su amee occupation ñu bàyyi ko muy def occupation su waree dem ngénte su waree dem feneen mu ñu bàyyi ko muy dem feneen parce que famille bi ak communauté bi man li ma jàng ci gériatrie yi dafa am solo bu baax a baax ci vieillissement personne âgée te exemple loolu moo koy gën a dimbali dans le processus de vieillissement parce que dina xam ni famille de communauté bi yëpp ñu ngi ko wër et loolu aussi vraiment c'est suñu particularité africaine la mais malheureusement mbas mi moom dafa ni loolu yëpp daf ko bëgg a tere mais nag suñ koy tere et suñu def les mesures de barrière ak les gestes de barrière il faut que ñu mën ko contextualiser suñu environnement africain suñu environnement familial ak suñu environnement communautaire waruñu isoler personne âgée bi parce que soo ko isoler rek c'est vrai mën nga indi yeneen effet man li ma xalaat mooy que il faut que ñu mën a expliquer personne âgée bi mag yi lu tax ñuy def geste barrière yi pour mën ko comprendre pour mu mën xam ni que lii de affaire bi du yàgg dafay dañ dañ ko bëgg a protéger et ba mu intégrer ko parce que suñu defee ay geste barrière te moom xamu ci dara day yaakaar ni man de xam wax nit ñi commencé nañ ma daw man de comprendre tuma nit ñi sama famille kenn ñëwtul et cetera quoi il faut loolu moo tax ma rek il faut moom mu nekk au cœur du discours il faut ñu mën ko expliquer bu baax xam nga adulte yi c'est plus facile adulte yi moom mën nañ xam na leen di gérer mais sët yi moom ñoo xam dañu nekk ay xale yu ndaw il faut ñu mën leen expliquer aussi pourquoi que les gestes barrières yi ñu war def pour que protéger seen maam et dama naa ne xale yi aussi mën nañu wax ak seen maam mën nañu nekk seen mais il faut que ñu mën a respecter la distanciation sociale parce que su leen expliquer bi ñu xam nan la ñuy def ni distanciation sociale nag warul tax aussi que ñu der mag et aussi que suñuy lekk aussi parce que man dama naan wax bu yàgg moom su ngeen di lekk li ngeen bokk ak seen maam yi ak seen papa yi mais bien suñuy lekk comme affaire bi provisoirement la suñuy lekk ñu mën ko isoler jox ko confinement bi ñu jox ko moom mën a lekk seul directement et puis aussi lekk bi am na solo bu baax a baax pour permettre personne âgée bi mu mën a xeex ak jàngoro bi donc il faut muy lekk l'alimentation équilibrée et puis il faut muy lekk ñeenti ba juróomi yoon il faut aussi que muy naan ndox aussi baax na ci am na solo ci immunité parce que day gën a tax personne âgée bi gën a yokk immunité et may wax aussi que su fekkee dañuy toujours ci barrière confinement bi warul tax personne âgée bi
ci biir kër gi muy doxantu vraiment ci biir kër gi parce que il faut pas que mu nekk sédentaire. et aussi que fekkee dafa am yenn feebar yi fekkee famille bi am nañu ay tensiomètre wala am nañu ay glycomètre ñu mën ko jëlee ci biir kër gi. et su fekkee aussi am na benn feebar ñu régulièrement que feebar boobu ñu koy mën a surveiller. et famille bi suñu gisee loo xam ni daf leen a jaaxal rek vraiment war nañ ko yóbbu ci dispensaire vraiment dans les structures de proximité wala ñu yóbbu ko structure boo xam ni pour structure bi xool ko ñu mën ko defal un traitement. voilà donc man daal loolu laa xalaatoon pour mag ñi vraiment il faut que ñu mën protéger leen mais ñu protéger leen des gestes barrières humanisés yoo xam ne dafay adapté wu ci suñu contexte familial ak communautaire.